ñoo xam ne jàpp nañu ni ñu ngi ci dëgg ndax xeex bi ñuy xeex nee nañ amul benn diine boo xam ne recommandé na ko muy pratique boobu nga xam ne pratique bu abominable la bu ñu sukkandikoo ci alxuraan précisément muy mbirum homosexualité ak ñi nga xam ne ñooy ànd sàmm jikko bi nga xam ne jot nañ def benn mémorandum wax li ñu bëgg yëpp ci député yu ñuy xaar ca 31 juillet gannaaw 31 juillet atum 2022 mémorandum boobu am na ci ay poñ yu am solo ñu ko tënk daal de manière générale mooy xeex contre l'homosexualité maanaam mbirum góor jigéen ñu fexe ba criminaliser ko te ñoom nee nañu loolu la ñu xaar ci député yi nga xam ne ñoo war a ñëw ci 14e législature bi ñooñu itam combat boobu ñuy mëne bloc bi nga yaakaar ne sénégalais dañ ko war a def ngir jëlee fi di fi ne moo war itam ci fànn boobu. waaw xam nga man ànd sàmm jikko yi man mi di waxee ci laa bokk ci membre fondateur yi laa bokk te it maa ngi ci profité di féliciter membres yi ci bokk yëpp di féliciter tamit xalifa généraux yi nga xam ni man na ni ñoo porté woon combat wu ànd sàmm jikko yi loolu nit ñi dañ koy fàtte parce que ñun bi ñu jógee dem di seeti réew mi xalifa généraux yi lañ njëkk a seeti église bi ñu signature mooy d'accord naa ci li ngeen di def ànd naa ci doxal leen parce que signature moo ëpp doole kàddu loolu il faut ñu koy wax sénégalais yi nit bu xasee ba signé mooy li ngeen di def yëpp d'accord naa ci te xalifa yëpp signé nañ ni mbirum góor jigéen dañ koo war a criminaliser église bi signé ko bois sacré bi signé ko et je pense que yenn xalif yi feddali nañu position boobu ci tabaski bi waaw xam nga xalifa yi moom même bu dul tabaski bi signature bu njëkk ba fi nekkoon déggoo benn xalifa ni effacé leen ma sama signature moo tax justement ñu feddali parce que loolu diine ko bañ diine moo ko bañ c'est ça diine yi nekk ci réew mi yëpp moo xam église bi wala diine yi islam yaa ngi dégg suñuy valeur tamit bañ ko et puis encore une fois du xeexu diine sax mais xeexu valeur la morale la moo tax bi ñu waxee dañ koy criminaliser jàpp naa ni li waroon a am mooy waru woon a indi benn jafe-jafe dañ ko waroon a criminaliser rek ñu avancer waaye la ca xew ñun ñëpp xam nañ ko. dafay tax ñu am doute ci député yi fi ne woon. bu baax a baax. ci naka mais mënoo bañ a am doute. criminaliser nga ni doo criminaliser non seulement yemoo ci ñàkk a criminaliser mais ña doon porter loi bi nga sosal leen tuumaal leen tëj leen ci kaso bi Cheikh Omar Diagne kañ la génn ci kaso bi. te ñun ñuy porter combat bi yëpp ku ci def erreur bu ndaw dañ lay sànk ci kaso bi ku ci def erreur ñu jàpp la parce que dem nañ ba gëm ni ñun dañuy déranger te li tax ñuy déranger wuñu parce que ñun dañoo bëggul réew mi de ñëpp nangu nañ ni bëgg nañ réew mi parce que bëgg réew mi moo tax ma dox ci taw bi nii ñëw di wax bëgg réew mi moo tax ma yor ay doomi jàmbur di leen jàngal yaa ngi dégg bëgg réew mi moo tax fu ma déggee loo xam ni gis naa ni baaxul ci réew mi ma jug àddu ci waaye loolu yëpp dañ la koy effacer ne parce que yow da ngay wax ci mbirum góor jigéen kon kay ñun xam nga ñaari parti rek ñoo fi nekk buñ naxante xisbullah moo fi nekk ak xisbu seytaan benn da ngay ànd ci mbirum góor jigéen bokk ci xisbu seytaan yaa ngi dégg wala nga bañ cee ànd ku ci àndul nag da nga koy taxaw da nga naan ànduma ci criminaliser ko parce que loi bii fi nekk ñu koy tuddee xaw ma loi bi nga xam ni moo fi nekk nii code pénal bi mënta jàpp benn góor jigéen mënta tëj benn góor jigéen loolu mooy dëgg ñëpp bàyyi nañ leen de ñi jàpp ñëpp bàyyi nañ leen kon léegi nag contexte bi moo tax mémorandum bi am solo ànd sax bu jikko yi indiwaat ko biñ ko indiwaatee tamit jox nañ ko coalition yëpp yaa ngi dégg te it ñu ngi leen ciy xaar ñu wax ci lu leer parce que sénégalais yi ñoo war a am fulla politiciens yi waruñu ñoo ëpp fulla nit mënoo di ko fay ci sa xaalis nga koy jox sa essence jox ko sa oto te la nga bëgg du la ko defal la sa sëriñ bëgg du la ko defal loolu boo amee fulla da nga koy sanctionné kon mémorandum boobu jàpp naa ni ku ko jëlul au sérieux Sénégalais yi dañoo war a taxaw sanctionné la. d'accord affaire dégg naa ko mel ni Ousmane Sonko mu wax ci lu leer te bu waxoon leneen it man ma taxaw wax ko parce que mbirum góor jigéen laaj nañ ko ci moom mu wax ci lu leer ni moom góor jigéen moom bis bu jëlee réew mi dina ko criminaliser dégg naa Barthélemy Dias démb mu waxaat ko yaa ngi dégg nañ fexe ba kàddu googu ñu wax rek nañ ko respecté. est-ce que du suñu nekk ci campagne électorale lu nekk mais bañ àgg ca pousser population waaw yow xam nga man waaw loolu àgguñ ci
yow xam nga ni loolu buñ ci àggee ñu trahir ko yow xam nga ni ñun ñooñu yoruñu suñ ceeb. te amuñu seen complexe. nañ rafet njort rek comme wax nañ ko. nañ rafet njort ci loolu. d'accord kon ñoom wax nañ seen position. aar Sénégal laaj naa Babacar Mboup mu wax ma ci loo xam ni dalul sama xel ci li ñu wax ñoom. parce que dañuy wax ni lépp lu arrangé wul réew mi rek dinañ ko xool xaw ma waxuñu loolu kenn waxu leen lu arrangé wul réew mi dañ leen wax mbirum góor jigéen lan lañ ci wax ñoom. lan mooy seen xalaat ndax dañuy criminaliser wala duñ criminaliser loolu lañ laaju ñu fi ay luy doxal réew mi luy doxal réew mi ñëpp a ko xam. yaa ngi dégg ay jeu de mots yooyu ñu naxee nit ñi nañ ko bàyyi kon ñoom it bu dee ni réew mi leen ñor te li ñu wax ni sëriñ si signature yi ñu signé bugguñu ñoom ñu lekkee ko gerte caaf nañu wax ci mbirum góor jigéen lu leer. yaa ngi dégg même nguur gi fi nekk bu fekkee ni pare nañ pour rectifier wane ni ñoom pare nañ pour modifier loi bi ubbil nañ leen bunt yi. mais li parce que ñun nekkuñu fii pour di acharné wu ci kenn wala di daaneel résumé kenn mais dañ fee nekk pour sàmm suñuy valeur il faut mu leer. képp ku pare pour valeur yi réew mi am du góor jigéen kese réew mi prostitution bi nekk ci réew mi fu mu tegu ñu yombal nit ñi di jaay seen bopp ci réew mi. dafa sax légal. ba pare légal ko démarche bi. mais yooyu bu ci askan wi jógee dafay jóg parce que ku war a réew mi askan wi rek moo fi am doole keneen amu fi doole. bu dee tubaab yi ñuy wax tubaab yi moomu ñu tubaab yi lay dox seeni réew ñoo koy doxal ñu nit war nañoo am fulla ju toll ni liy dox suñu réew. ñu war koo doxal. d'accord kon coalition ku mel ni Pape Djibril Fall de dégg naa signé na ko. maa ngi ko ci encouragé bu baax. yaa ngi dégg te loolu bettuñu ci moom parce que am na lu ñu jot a xam ci moom tuuti. d'accord waaw. kon ñu ngi encouragé képp koo xam ne signé nga ko di wax Sénégalais yi nañ am fulla ku ci waxul lu leer nañ la sanctionné. d'accord loolu laa gëm. d'accord balaa ñuy dem ci beneen point imam sànq wax nga ci mbirum inondation ba ci campagne bi candidats yi ñu ngi ciy wax ba itam violence bi am na yoo xam ne sax yi mujj am fële ca Ourossogui ak cortège bu Sonko bi nga xam ne attaqué woon nañ ko waaye itam reportage bi concernant inondation yi gis nañu benn bu ci suñu mbokk RTS yi def ñu bëri nag yéemu ci. boobu dama bëgg nga jox na ci sa xalaat gis nga ko de. bal na ci mooy reportage mi ñu def ci inondation pour wax ne inondation amul ci Sénégal que état bi def na ay investissement ci canalisation yi ba jamono ji amul inondation ba am fii ci Sénégal. non waxi RTS nag moom Abdou Khadir yow yaa ci des man RTS ba ma gëjee seetaan mat na juróomi at man RTS moo ko mënoon a génne ci sama télé dama ko ciy génne. sa télé la de. waaw sama télé la mais nekkaluñ ma fi. xam nga Ousmane Sonko bi mu génnee micro RTS bi coow yu bari man leen man RTS maanaam man dama leen maanaam tur yi sax ci boppam bëgguma ko tudd xam nga li ma wax parce que RTS nekkul ci télé RTS li réew mi li dox ci réew mi RTS nekk waxu wane wu ko doxu ci. non Abdou Khadre. c'est politiquement la jafe-jafe. non côté yëpp. RTS li xew ci réew mi. xam nga réew mi lépp liy dox lépp politique a koy doxal. mu ngi ñu ngay wane de. non xam nga réew mi lépp ci politique la tegu. développement da ngay wax politique. yaa ngi dégg mbirum kii yi ngay wax mbënn mi ngay wax. da ngay wax politique. kon boo ragalee jël position ci politique wane li ci am rek mooy waneetoo réew mi. yaa ngi dégg man moo tax waxi RTS man bëgguma ci sax attardé wu. d'accord tey boo ni ma woon Sénégal 7 ñoo def reportage. def nañ ci yu bëri de. wane nañ waaw loolu la ñuy xaar ci yéen. boo ma ni woon tey Walf Fadjri ñoo ko def. ma seetaan te du RTS rek man am na télé yu bari yoo xam ne seetaanatuma leen. fii ñu ngi fii ci réew mi. d'accord seetaanatuma leen parce que xam naa ne ci seen bopp lañ nekk. ak ci propagande. d'accord ak nu ñu nelawalee askan wi. yaa ngi dégg ñooñu Sénégalais yi ñoo war a am fu la boycotté leen. xam ne ñooñu seen bopp lañ nekk. d'accord alors imam balaa ñuy génn ci campagne électorale bi ak xew-xew yi ci am pour dugg ci yeneen actualité yu ci mel ni mbirum force spéciale